mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Sénégal 7 ñu am mbégte teewaat fii ci jotaay bi nga xam ne dañu koy amal ak invité bu am solo boo xam ne war nañu mën a waxtaanee lu jëm ci wàllu actualité bi ak li nga xam ne moo ñeel domaine bi nga xam ne moom la yore en charge bokk ci waaye am jéego yoo xam ne mu ngi ko ciy def waaye ak lépp loo xam ne jëm na ci yokkute réew mi. buñ ko méngalee wala bokk xel yi dem ci li nga xam ne mooy plan Sénégal émergent dañu koy dalal fii ci Sénégal 7 dal di tàmbale waxtaan bi invité bi nag mu ngi wuyoo ci monsieur Youssou Diallo nekk PCA bu Sonacos nekk itam président club Sénégal émergent monsieur Diallo Youssoufa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Jeylaani di la gërëm ci invitation bi. di ci am kontante lool et puis di sargal waa Sénégal7.com yëpp nga xam ni macha allah buñ ko doon tuddee site de mën nañu wax site bu émergent la parce que maanaam mi ngi bousculer ñi nga xam ni yàgg nañ ci lool te am na mu demee daal maanaam daal rafetlu seen liggéey di leen encouragé ngeen incha allah continuer ci loolu. jërëjëf monsieur Diallo ñu ngi lay dalal jàmm kon ci Sénégal 7 ñu tàmbalee rek waxtaan bi ak lu jëm d'abord ci wàllu actualité bi ci gën a chaude mu ngi nekk bi nga xam ne moo xewoon fële barki démb ci guddi ca Tivaouane ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh foofee nga xam ne benn drame mën nañ ko waxee noonu bu fa am ak fukki liir ak benn yoo xam ne jot nañ fa ñàkk seen bakken ci ab incendie lakk-lakk boo xam ne am na fa li ko waral nag enquêteurs yi ñu ngi ci di ko doxal liggéey bi ngir mën a xam li waral mbir moom yëpp waaye balaa loolu ñu def ci juste quelques commentaires monsieur Diallo gannaaw bi mbir mi amee ban jàngat nga ciy def. jàngat bi ma ci jëkk am mooy d'abord di jaale réew mi yëpp gannaaw ba ma jaalee ñi nga xam ni ñooy waajur ak mbokk ñi nga xam ni ñoo fi jóge lu metti la parce que mag sax boo fi jógee dana metti waaye rawatina nag koo xam ni mu ngi doog a gane àddina nekk koo xam ni xamul dara ak noonu mu demee di ko jaale surtout xalif général des Tidianes muy Seydi Aboubacar Sy Mansour nga xam ne sax defe naa ni jotoon na àttu yàggul parce que boo xoolee vidéo yi nga xam ne jotoon na ko wax bi fa ministre bi ñëwee defe naa ni dafa mel na sax dafa xawoon mel na ku yëg li nga xam ne nar na xew waaye nag comme ni ñuy wax rek yàlla rek moo xam mu metti nag réew mi yëpp ñu koy jaalee xalif général des Tidianes mais aussi di ko jaale président de la République parce que moo njaboote Sénégalais yëpp événement bi non seulement metti na waaye nag dafa nekk événement boo xam ne presque dafa mondial parce que man damay faral di seetaan mbooram télé yi presque ci Sénégal ak ca bitim réew mais depuis ñaari fan daanaka télévision tubaab yu mag yëpp presque boo ci ubbi rek bu ñu waxee affaire Ukraine daanaka moom lañ ci teg kon nag nga xam ni muy mbirum santé ak aussi ni événement bi dramatique maanaam ni mu mettee ak ni mu doye waar rax ci dolli nag béréb ba mu amee xam nga Tivaouane du lu nekk ci réew mi béréb bu particulier la rax ci dolli nag ñu tuddee hôpital boobu Mame El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh nga xam ne non seulement xalif la woon nitu yàlla la woon waaye nag nitu jamonom la woon parce que yii sax xëy na bu ko fekkoon muy dund dana ci yëkkati baatam mu mel na nag am na benn góor gu ma wax ni mbir mi nañ ko jàng ci wàllu saayir waaye aussi nañ ko jàng ci mel na ci wàllu baatin dafa mel na El Hadji Abdou Aziz radiallahu anhu am na lu mu bëgg wax ak sénégalais yi donc nag am na jàngat boo xam ne bu gën a xóot buñ ci war a jàngat kooku moom dama koy bàyyeeg borom baatin yi waaye daal la mu doon bañ xëy na xaw na mel na ni mi ngi xaw a di law ci jamono xam naa ni dafa mel na ku naan nit ñi daal watawat nag mooy def leen ndànk ñu xoolaat suñu bopp waaw nañu xoolaat suñu bopp ni mu daan wax nañu gëstuwaat suñu bopp
nañu tàppe xol yi et nañu jéem a juboo nañu moytu safaan nañu moytu def lu naqadi yàlla nañuy jàppalante et surtout nañuy dimbalante parce que jamono bi ñu toll metti na Covid la ñu génn ba ñu génnee Covid mbirum Ukraine bi gis nga tey jii ni njëg yëpp yokkoolu xam ne dafa jóge ci dafa jóge ci àddina dinañ si ñëwaat ci njëg yooyu nga xam ne beneen njàngat bi nag mooy suñu système de santé parce que defe naa ni du guléet amoon na Linguère et bërki démb bi ci mujj defe naa Louga la woon am na même beneen bu ñuy wax ni amoon na Kaolack ak yu mel noonu mel nañ daal dafa mel na luy répété wu te xëy na buñ ko déggaan xëy na benn yoon par ñetti at lañ daan dégg yu mel noonu mais léegi dafa mel na ñetti weer yu nekk xeetu lu mel noonu am kon nag jar na jàngat suñu système de santé ni daal am na macha allah président def na ci lu am solo waaye nag am na ay sooxe sooxe yooyu nag lu jar saytu la et man nag en tant que président club Sénégal émergent jàngat bi ma ci def mooy bi ñu defee Covid bi ba Sénégal ñu classé que ñaareelu place ci àdduna si ci ñu gën a mën a gérer pandémie bi man en tant que président club Sénégal émergent organisé woon nañu cérémonie bu mag fala ci VDN bi et booba invité ministre Abdoulaye Diouf Sarr moo ko présidé et sargal ko ak ñoom Marie Khemesse Ngom ak ñoom professeur Seydi ak ñooñu nekk ci santé yëpp d'accord mu mel na ni réew nag noonu lay demee bu nit defee lu baax lu rafet ñu ne ko waaw góor waaye nag aussi bu fekkee safaan am na ak nu mu bëggee kii et ñu liñ def li ñuy wax sanction maanaam nag réew mi nag boo tuddee sanction dafa mel ne toujours rek mooy maanaam nit ki nga tekkal daan waaye nag sargal nit ci li tubaab di wax sanction ci la bokk donc sanction dafa am ñaari wàll bu négatif bi ak bu positif waaw sanction positive ak sanction négative def sargaloon nañ ko defoon nañ ko kii waaye nag bi yoon metti na xëy na ni mu dalee ci moom waaye nag ñu ngi rafetlu li président def parce que réew il faut que aussi nit ñi xam ni et bu ñu defee lu baax ñu tappal leen médaille ñu am nuñ leen sargale waaye aussi bu doxul war nañu di sanctionner te dafa mel ne nag réew mi loolu dafay xawoon door tumurangi d'accord donc dafa mel ni da nga d'accord ci limogeage ni ñu ko relever jëlee ko ci poste ministre de la santé waaw na koo kañ defe naa ne sax xëy na moom moo waroon a gën a yombal mbir mi président de la république parce que yooyu bu amee da ngay démissionner defe naa ni am na cas bu mel noonu bu amoon Tunisie et des réseaux sociaux yi ñu ngi koy génne en 2019 et ba mu amee dafa mel na chiffre bi de benn la 11 nouveau-nés la woon encore et ministre ba dafa démissionner immédiatement kon nag aussi sanction lu am solo la waaye nag nit ki aussi léeg-léeg war na di même di sanctionner boppam balaa ñu koy sanctionner. Est-ce que du Sénégal dañu am jafe-jafe ak culture démission? waaw dëgg la léegi c'est rare ñuy gis quand même koo xam ne sa secteur wala sa domaine wala département bi ñu la dénk bëri na ay sooxe nga gis ne peut-être daf nga ay effort mais tële nga mais du tax nga démissionner. xam nga Sénégal léegi loolu li nga wax dëgg la parce que mel na ni nit ñi daal léegi xëy na lañ daan wax bu njëkk lu mel na jom ak ngor dafa door di fi xaw tumuranke parce que gis nga suñu maam yi buur yi ba fi lislaam ñëwagul wala bañ duggagul ci lislaam léeg-léeg am na loo xam ne sax bu nu jànkoonte rek moom daan nañu dem sax ba àgg ci faat seen bopp gis nañu ndeer la jigéen ñi defoon gis nañu aussi ni yenn buur yi bu ñu demaan ba ci yenn diggante yi ñu war a dem ci xare ñàkk ko wala ñu bëgg leen toroxal wala yu mel noonu nit ñi daanuñu dem sax ba jaayanteeg seen bakkan ngir bañ gàcc waaw bañ gàcce waaw kooku nag du damay favoriser xaru waaye nag loolu xeetu jom la woon ak xeetu fulla ak fayda kon nag rawati nag ci kilifa yi waaw parce que ñàkk jom day sànq réew Sénégal ñun d'ailleurs booy gis suñu valeurs yi jom la ñuy jëkk tudd ngor jom buñ tuddul ngor
tudd jom buñ tuddul jom tudd ngor ngor jom après fulaak faydaak kersaak suturaak yooyu di doogay ñëw donc valeur yooyu nga xam ne nag moo valeur yi ñu xamee Sénégal te yàlla xam na ni sénégalais kenn ëpp ko jom tout à fait waaye nag war nañ gën a góorgóorlu ci wàllu woowu et kilifa gi la nommé et boo defee lu mel noonu nii kat tekki naa sama ndombo tànk parce que lii am kat du kenn sama responsabilité la parce que mën lañ jël teg ma ca kaw yàlla xam na ni xëy na ba muy am yëguloo tinuloo waaye nag liñ la ko dénk war na tax lu fa mënti am ba ca agent ba gën a ndaw bu defee yenn faute yi faute bi moom xëy na danañ ko imputer waaye nag responsabilité bi kilifa gi moo koy àndoos. kilifa gu mag gi. déedéet kilifa gi nga xam ne moom lañ dëkk secteur bi. mais kilifa gu mag gi est-ce que amu ci wàll itam. responsabilité bi déet kilifa gu mag gi foofu du loo xam ni dafa découler directement ci li nga xam ni. mais profilage bi si choix ministre yi profil yi compétence yi domaine yi nga xam ne ki ñu tànn ci la gën a màcc. par exemple. non kooku moom Abdoulaye Diouf déggoo li ma la wax fii nee naa la Abdoulaye Diouf Sarr. bi Covid bi ñëwee kan moo doon ministre ci Covid bi Abdoulaye Diouf Sarr la. oui bu Sénégal jëlee deuxième ci au plan mondial et boo waxee président Macky Sall. mais ministre Abdoulaye Diouf Sarr ngay wax nee naa la ñun club Sénégal émergent invité nañ ko ci hôtel bu mag. sargal ko jox ko distinction ci loolu nga xam ni joué na ko moom ak ñoom Marie Khemesse ñoom professeur Seydi ñoom nu mu tudd Annette Seck Ndiaye bi yore pharmacie ak techniciens yooyu yëpp ak personnel santé bi waaye nag jamono dafay dox et am na lu ko dab bon nag compétence su Abdoulaye Diouf Sarr mën liggéeyam ak yooyu kenn warantewu ko. d'accord parce que ministère de la santé yàgg na fa te bi mu fa laata ñëw jaar na ci ay services yu bëri yu mel na COUD ak yu mel noonu. te macha allah def na fa ay performance yàgg na ci état waaw mën nañ daal ni nattu moo ko dal. nattu nag bu la dalee da nga koy nangu. d'accord waaye mais du compétence am moo nekk en jeu. très bien gannaaw nattu bi am na ku ko wuutu ci ministère bi. nekkoon son deuxième si on peut dire. waaw muy docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. waaw docteur la. waaw yëngu ci wàllu santé. waaw particulièrement yaakaar mën na am ci moom. waaw alhamdulilah comme que président kañ parce que xam nga Sénégal ci wàllu santé ñi gën xereñ ci waxuma la ci Afrique waaye ci àddina si lañ bokk. te Marie Khemesse non seulement docteur la mais spécialiste la ci affaire bi te moom presque jaar na ci étape yëpp et même syndicalisme SAMES bi ñuy wax jiite woon na ko kon nag yaakaar macha allah man rax ci dolli nag jigéen la te mel na réew mi aussi bu ñuy wax léegi ngor ak jom ak fulla ak fayda mel na ni ci jigéen ñi la ëppee léegi kon nag alhamdulilah ñu ngi ciy am yaakaar et yan na ko yàlla jàppale parce que comme li waajo waxoon mu ni jàmbaar amul waaye ku yàlla dimbale waaw moo fi nekk yan na ko yàlla dimbale ñëpp ci li ñu nekk amiin alors dañu jóge foofu monsieur Diallo daal di wax ci leneen ba tey ci mbiru société bi ñaxtu yi ci biir hôpitaux yi bëri na ba ñu gisoon fi patient en danger du kuréel bu circonstanciel boobu nga xam ne jotoon nañ ko fi sos bi mbir mi amee fële ca Louga ak femme bi nga xam ne moo mujjoon ñàkk bakkanam waaye ci biir société bi également dund gi metti na jafe-jafe yi tar na li nga xam ne mooy guerre bi nga xam ne moo am ci Ukraine am na impact bu considérable à travers le monde particulièrement fii ci Sénégal am na ay mesures yoo xam ne njiitu réew mi jël na ko ngir alléger la souffrance des Sénégalais mën nga revenir ci mesures yooyu waaw dëgg la parce que xam nga mesures yooyu sax mën naa wax ni ci wàllu social la maanaam dimbale ak taxawu askan wi ak nit ñi d'ailleurs sax boo nekkee koo xam ni da nga jàng économie comme man dana xaw mel na sax loo xam ni dafa xaw safaanoo ndax dañ daan gis bu jamono méttee jafe réew bi nekk réew moo xam ni dafa nekk ci li ñuy wax dafa am déficit budgétaire xaw am bor boo xam ni xaw na takku dañ daan gis yu mel nii bu amee d'ailleurs ci yeneen réew looloo fa am et dañuy def li ñuy wax la vérité des prix maanaam njëg ak la mu war jar ci marché bi. bu boobaa du métti ci askan wi. ma ngoog loolu nag le président Macky Sall am nag beneen taxawaay. beneen taxawaay bi mooy presque buñ ko calculer li mu dépensé yëpp ci jamono ji pour jàppale askan wi ci wàllu njëg
jàppale leen ci wàllu dundin jàppale leen ci wàllu essence jàppale leen ci wàllu gasoil jàppale leen ci wàllu courant jàppale leen ci wàllu yu mel noonu ak ci wàllu payoor ndax boo seetee fonction publique ña fa ëpp mooy ñay jàngale ñooñu ñoo ëpp ci fonction publique xam nga ñooñu boo jëlee lu toll ci 120 milliards nga yokk ko seen ay payoor seen indemnité ak yooyu yokk nga pouvoir d'achat bi boo jëlee lu toll 43 milliards nga dugalaat ko ci bourse de sécurité familiale yi kooku aussi jàppale nga ñi gën néew doole ci réew mi boo jëlee lu ma toll na 70 milliards nga dugal ko ci campagne agricole bi alors que 40 milliards la daan nekk wala lu ko yées et jàppale nga ñi ëpp ci nit ñi muy baykat yi boo jëlee lu toll ci 150 milliards nga jàppale ko Sénélec pour que njëgu courant bañ a yokk parce que courant bu yokkoo lépp a yokk. ah mais ba tey cher na. voilà nga jël lu toll lu ëpp presque 180 milliards. nga dugal ko ci bloqué njëgu gasoil ak njëgu essence ak xeetu yu mel noonu kooku économie bi yëpp nga jàppale parce que yooyu dafay dugg ci dañuy wax ni consommation intermédiaire donc maanaam boo ko xaymaa. toll na presque ci 620 milliards. d'accord ci li ñu kii te jëluma sax en compte li nga xam ne récemment moom la ñu dimbalee ñi ne liggéey ci wàllu santé pour yokk seen ay payoor ak seen ay indemnité. d'accord bu bëgg ñu taxaw ci 150 milliards yi nga évoqué léegi concernant carburant bi. waaw FMI bu ñu fàttalikoo ay fan ci ginnaaw nee na état bu Sénégal dafa war a teggi subvention boobu ndax. dafa mujj diis ci économie ak yenn engagement yi nga xam ne am na ko war na ko respecter en termes de dette. en termes d'investissement et cetera bu ñu ci naree dolli loolu jafe-jafe day am te day diis ci koom-koom bi d'accord nga ak FMI ci loolu. non non mosu d'ailleurs mosu yenn bokk naa ci ñi nga xam ni d'ailleurs comme que économie laa def. oui presque gëwuma ni sax mos naa d'accord ak FMI. ci ay feebar yi muy dañu amoon benn professeur macha allah yal na ko yàlla yokk ay fanam. muy professeur Makhtar Diouf def naa ñëpp xam nañ ko. professeur Makhtar Diouf daf ñu daan wax ni FMI ak Banque mondiale dafa mel na ñoom dañu mel na docteur boo xam ni feebar bu nit am rek ñu ni ko aspirine moo la war faj alors que aspirine du faj cancer. aspirine du faj tuberculose. aspirine même yenn grippe yu metti yi aspirine du ko faj. aspirine boobu dañ ko mën a méngale. te ñoom aspirine bi mooy. bu réew nekkee ci ay jafe-jafe ñu ne ko d'abord na état bi génn ci koom-koom bi. ba mu jàpp ci njëg yi. ba mu jàpp ci dimbale néew ju doole ji. ba mu subventionné. te ñoom réew ya ñu nekk ñu yilif FMI yilif Banque mondiale. ci subvention la ñu dëkk ci la ñuy dundee seen système de couverture sociale amul fenn daanaka économie bi taxes yeeg impôts yi ñuy am yëpp daanaka ci couverture sociale ci santé ci wàllu jàppale liggéeykat yi ci wàllu subventionné li jóge ci mbay mi ak yu mel noonu ba nga xam ne seen ay njëg dafay nekk ci prix yoo xam ni du ay prix économique maanaam bu ñu defoon vérité des prix litre meew ñoom bi ñuy jaay ñëw fii Sénégal di ko fi jaayee 500 francs xëy na 1500 la waroon jar waaye nag 1000 francs ba seen gouvernement yi ak institution yi ñu am Union européenne ak yooyu yëpp ñoom ñooy def subvention yooyu nga bëgg ñëw nag ay réew yoo xam ne dañu néew doole ñi ëpp ci nit ñi nekk ñu néew doole nga bëgg fu ñu toll et di bës di seere rek moom lañ fi defoon depuis année 80 ñu ko doon wax avec le rapport Berg le consensus de Washington mooy mesures yooyu ñuy wax ba échoué bi ñu échoué yow suba ni suñu nguur yëpp fexe def leen li ñuy wax ay stratégie de réduction de la pauvreté moo jógi suñu réew yëpp ñu dugal leen ni loolu mooy suñu politique mais bi président Ablaye Wade ñëwee et surtout président Macky Sall ñoom dañ ni il faut que ñu rompre ak loolu parce que xeex ndóol mënul nekk rek politique gouvernement parce que bu yokkute amul bu koom-koom yokkuwul doo am loo séddale tout à fait waaye bu ndóol dee kën di yokku et
loo ko séddale mooy yokk ndóol rek waaw boo kon nag président Macky Sall dañuy saluer courage am parce que courage la parce que institution yooyu am na nu ñu lay faagaagalee kii parce que ci yeneen réew yi vérité des prix moo fa am refus systématique de yokk pouvoir d'achat travailleurs yi. D'accord alors on reconnaît effort yi nga xam ne njiitu réew mi def na ko mais wax nga sànq comme lu ñu ko séddale day yokk ndóol gi dama bëggoon ñu taxaw tuuti ci li nga xam ne mooy cash transfert yi nga xam ne njiitu réew mi def na ko. je pense c'est 40 milliards yoo xam ne 43 milliards yoo xam ne séddale na ko yenn néew ji doole yi. loolu est-ce que mesure bu efficace la bu fekkee ni wolof dafa wax ne balaa ma lay may jën bés bu ne ma jàngal la nooy nappee. mooy tax nga mën ci mucc. est-ce que dans ce cas-là on peut considérer que mesure bu efficace la buy génnee yenn Sénégalais yi ci ñàkk la. xam nga wolof dafa ni ndimbal loo tal ak loo fekke te am na ndóol gu nit di toll li muy jëkk soxla mooy wallu loolu nguur gi di def ci yenn couche yi xam nga dafa am li ñuy wax pauvreté ak extrême pauvreté ñi nekk ci extrême pauvreté li ñuy soxla mooy ndimbal nga xam ni daañu mën a dund daañu mën a taxaw et taxaw boobu sax dañ fa am lu ñu ci lëkkale parce que bu ñu la ko joxee war nga wane ni sa njaboot dugal nga leen école et ñi ngi dem ci système de santé bi ak yu mel noonu nga xam ni dafa am lu ñu ko lëkkale daal et réew nag dafa am ñaari mbir dafa am li ñuy wax équité équité mooy comme on dit jëf jël ñàkk tedd loolu mooy équité et am beneen boo xam ne nag dimbalante la même l'islam daf ñu ko sant solidarité waaw bu ñu waxee sadaqaat et ñi tax ñu koy wax masakin mooy miskin yi maanaam ñi nga xam ni daanaka amuñu dara beneen bu gën a am solo muy zakat bi voilà yooyu ay xeetu maanaam parce que li leen nguur gi di jox alalu ñëpp la boo jëlee ci alalu ñëpp lu toll na 43 milliards te booba fekk na ba nga sosee léegi bourse familiale ba léegi xëy na li ci dem ëpp na 300 milliards et yaa ngi defale jàppale couche yooyu waaye jàppale boobu du loo xam ne dafay sax waaye ci ay jamono la parce que réew boo ko jëlee nga seet ñi ñuy wax dañu pauvre taux bi nekk ci ay 37% diggante 35-37% dafa mel na boo jëlee ñetti sénégalais yu nekk kenn ka ku pauvre la xam nga bu loolu dafa am solo dafa rëy ci réew bien que président Macky Sall bi mu ñëwee léegi wàcc na ci juróomi poñ waaye nag ba léegi takku na ci réew mi kon nag ñooñu am na jàppale boo xam ne dafa war ci réew mi et képp ku nga xam ne jiite nga réew mi war nga am xeetu taxawaay boobu. D'accord alors ñu ñëw léegi ci aide sociale yi wax nga ko sànq wax nga extrême pauvreté bi. ni ñu mën a def ba génn ci c'est vrai qu'il y a des mesures urgentes yoo xam ne war nañ ko jël. ndax ku dem ba nekk ci yenn situation yi ndimbal bi daf ci am solo. waaye naka lan la état bu Sénégal di def jamono ji pour génn yenn Sénégalais yi ci extrême pauvreté boobu nga xam ne ci lañ nekk au-delà des aides sociales yi nga xam ne leen koy jox. waaw kooku jërëjëf question bu am solo la parce que li président Macky Sall ñëwee ba léegi d'ailleurs li tax ñun ñu jàppale ko ci wàllu émergence parce que moom bu njëkk boo déggaan émergence rek liñ lay wax mooy yokkute koom-koom bi au lieu ma daan am ay taux de croissance yu 3 wala 4% ma fexe jege taux de croissance bu nekk 7-8% wala mu nekk ñaari chiffre maanaam 10% jëm kaw. mais ñu gis ni loolu aussi émergence croissance war na nekk loo xam ni dafa inclusive maanaam dafay boole ñëpp. ñëpp ciy gis seen bopp. waaw dafa inclusive dañ ciy dugal ñëpp gis seen bopp mais aussi dafa nekk croissance bu partagée mais aussi dafay nekk croissance boo xam ni dafa solidaire maanaam et réew boo xoolee même région yi ñëpp bokkuñu même koom-koom am na béréb yu xaw néew doole ñooñu système solidarité
mooy fexe ñu jàppale leen donc d'ailleurs boo gisee même ponk yi nga xam ni moo tënk li ñuy wax plan Sénégal émergent ci ñetti ponk yi ñaareelu ponk bi social la solidarité ak équité li ñuy wax équité territoriale nga xam ni dañu jàpp ni réew mi pour mu jëm kanam non seulement il faut que mu yokk ci wàllu croissance mais aussi il faut que ñi nga xam ne yëpp dañ néew doole mu laaw leen ñooñu nag du yem rek ci laaw leen noonu waaye politique li nga xam ni moo tax ñooñu ndóol ak ñàkk da nga loolu ngay teggi loolu nag xam nga mooy lan mooy d'abord nga fexe ñooñu am ndox mu sell am ndox mu ñuy dundee am ndox mu ñuy bayee mooy lan mooy ñooñu am courant mooy lan mooy ñooñu am ay piste de production nga xam ne bés bu ñu bayee dana fi génn mooy lan mooy ñooñu am jiw yu baax fu ñuy fajoo itam waaw am jiw yu baax am engrais bu baax am fu ñuy fajoo am lu leen di transporter mooy lan mooy ñooñu seen doom yi di dem école mooy lan mooy ñooñu seen koom-koom ñu saytuwaat ko seetaat ko lan la ci état def concrètement concrètement mooy yi may wax yëpp tey jii boo jëlee ci wàllu santé tey jii néew na nga dem ci arrondissement boo xam ne sax amul centre de santé déew na ci réew mi tey jii route yi autopont yi ak yu mel noonu foo dem fekk fa piste de production yi PUDC déjà mooy programme bi président mettre en programme d'urgence pour le développement communautaire tey jii de foo dem ci àll bi daa fekk liggéeyu PUDC muy liggéey ci yii ma la wax léegi sànq am na li ñuy wax PUMA mooy programme bi nga xam ni région yooyu ma wax ni seen développement bi dafa mel na lu leen waccoon muy région frontalières yi ak yu enclavé yi PUMA dafa nekk programme spécial boo xam ni dafay jublu ci yooyu région d'accord ak surtout ci wàllu nag koom-koom xam nga ñu ëpp ci sénégalais yi ci mbay la ñuy yëngatu et gis ngeen président ni mu jàppale mbay mi ak ni mbay yokkoo ci réew mi te mbay bu yokkoo amu ñu ëpp ci réew mi yokku tey jii boo demee ci dëkku kaw yi et na mu meloon il y a 10 ans et tey jii boo fa demee soppeeku bu baax a baax a baax. d'accord alors wax nga sànq ci wàllu yokkute croissance des fois dañuy faral di wax Sénégal malgré crise sanitaire bi impact yu mu am ci économie des différents pays bu ñu jëlee Sénégal par exemple on parle de taux de croissance à 2 chiffres surtout ak pétrole bi nga xam ne mu ngi ñëw mais taux de croissance boobu ci jamono bii nii niñ koy évaluer dañuy wax des taux de croissance yoo xam ne yu appréciable la waaye teewul dañuy gis ba tey askan wi di gën a sonn lottu économiquement loolu nuñ ko mën a expliquer waaw loolu explication bi am na ñaar ba ñetti explication bu njëkk bi mooy bu ñu fàtte ni depuis ñetti at 2020 mars 2020 ci Covid lañ nekk te Covid bi gis ngeen li mu fi jur demoon nañu ba lu mat ñetti weer ba ñeent kenn dematul kenn dikkatul guddi kenn du doxi couvre-feu dugg na fi génn na fi et impact couvre-feu ak ñu bari ñu perte seen liggéey ay secteurs yu mel na tourisme yu mel na service yi yu mel na restaurant nga xam ni presque peuple bi li ñuy wax secteur informel ca lay yëngutu secteurs yooyu dafa effondré woon donc xam nga loolu lu yokk ñàkk la ci réew mi et waxuma la nag chaîne logistique yi ak commerce bi ak yooyu parce que ñooñu ñi ci ëpp aussi secteur informel boobu ci wàllu jaay ak jënd làqar ci wëlbati ci la ñuy dund donc loolu yokk na ñàkk bi bu mujj bi mooy li fi xew mooy diggante Ukraine ak Russie nga xam ne tey jii aussi am na nu mu impacté ci wàllu lu mel na blé ci wàllu prix hydrocarbures yi ak ci commerce international bi favoriser le protectionnisme ak yu mel noonu ak inflation bi beneen bi mooy suñu croissance ba léegi bien que bu kawee la bu baax la waaye nag doonagul ba léegi croissance bi ñu bëgg maanaam amaguñu li ñuy wax une croissance vertueuse maanaam croissance bu mucc ayib boo xam ni dafay sukkandiku ci li nga xam ni mooy alalu réew mi
ñu koy liggéeyee ci réew mi di ko defare ci réew mi ci li ci ëpp. lu ñu mën a dégg ci loolu mooy maanaam taux de croissance bi day profiter ci ñeneen. waaw maanaam kawe na. waaye nag li mu waroon jëriñ réew mi yëpp. jëriñu gug ko parce que dafa ci am lu bare loo xam ni dafay dem bitim réew. waaw maanaam te loolu nag moo waral depuis Covid bi gis ngeen président di gën a insister ci li muy wax la résilience économique. maanaam ñu fexe ba réew mi am taxawaay boo xam ni dafay taxawaay boppam maanaam day moom boppam ci wàllu dund produire transformer consommer sénégalais président am su li ñuy wax une souveraineté médicale pharmaceutique maanaam garab yi ñuy jëfandikoo ak yooyu yëpp gis nañ ay jamono yenn garab yi sax amoon ko jafe na président aussi wax na aussi li ñuy wax transformer sénégalais maanaam li ñuy bàyyi li ñuy kii ak yooyu yëpp ñu fexe ba valoriser ko ci réew mi ba nga xam ne li ëpp ci liggéey ak valeur ajoutée fii la koy wàcc. beneen bi mooy industrialisation maanaam minerais yi ñu am bare na or bi bare na pétrole bi gaz bi ñëw na ak zircon bi ak yeneen minerais yoo xam ne ba ci mbay mi ba ci mbay mi mooy agro industrie yi ak yooyu yëpp lu mel na Sonacos nga xam ne tey jii sénégalais dawlin rek la bëgg. dañ ci ñëw waaw dinañ ci ñëw donc léegi kooku aussi li ñuy wax le PAP 2A. maanaam mooy le plan d'action prioritaire. bi nga xam ne moom la ñu def ci pour mettre en œuvre ci juróomi at le plan Sénégal émergent le PAP 2A dafa insister sur les politiques de résilience économique et d'industrialisation. D'accord. Donc defe naa ni yooyu ay taxawaay yu am solo la yoo xam ni. et président def na ko te aussi réew mi ngi ci taxaw waaye nag yooyu dafay nekk yoo xam ni léegi li muy jur mënagul nekk. parce que xam nga li ñuy wax investissement ak yenn secteurs yi dana jël tuuti temps en fait balaa ñu koy yëg waaye nag réew mi ngi ci. kooku kon nag comme ni wolof di wax mu ni niru sa bàyyi niru jamono moo ko gën. et jamono nag am na ay jàngat yu bees yu ñu indil particulièrement Covid bi mu ñëwee won na ñëpp ni réew dafa am li ñuy wax un peu des domaines de souveraineté. maanaam yoo xam ne réew daf ci war moom boppam kooku nag li ci jëkk mooy moom sa biir mooy souveraineté alimentaire mooy moom sa biir rek. danañuy wax bay dunde mais bay dunde bay dunde moom mën na nekk maanaam nga bay lekk li ngay dundee kii ak yooyu mais boo nee souveraineté alimentaire yemuloo rek ci bay dundee waaye da ngay jël chaîne de valeur bi yëpp. depuis la ngay door di bay semence yeeg engrais yeeg recherche bi ak yooyu yëpp ba ca lay dem ci taabalu consommateur bi. léeg-léeg nag mën nga bay dara gerte ak yi yëpp xëy na mu dem Chine ñu def ko diwlin indiwaat ko fi di la ko jaay. xam nga kooku yaa defar produit bi. waaye nag la nga ca am barewul. waaw parce que nee nañu d'ailleurs ci wàllu mbay nga xam ne moom laa gën a xam boo bayee dara li ëpp ci valeur 80% valeur ajoutée li ngay bay ñu ngi koy réaliser après production. D'accord. Voilà. D'accord alors si mbay moomu la ñuy des dafaale benn transition jëm ci wàllu Sonacos. yow yaay président conseil d'administration bu Sonacos. Sonacos mi nga xam ne day yëngu ci wàllu gerte wàllu diwlin. Sonacos boobu jamono ji lan mooy état de santé am bëri na ñu daan dégg ci ay jafe-jafe yoo xam ne Sonacos mu ngi koy traversé jamono ji naka la Sonacos. waaw alhamdulilah sant yàlla parce que Sonacos yooyu mooy yi ñuy wax ay domaines de souveraineté économique. et réew mi defoon na ko d'ailleurs en 1975 bi Senghor di nationaliser ay l'essieu rek ay SODEC ak yooyu yëpp ak SIB moo doon pour fexe réew mi et moom boppam. Sonacos demoon na ba am doole def chiffre d'affaires 100 milliards à l'époque waaye nag am na bi ñu demee yenn jamono yi surtout bi président Wade ñëwee et ñu jaay Sonacos ay nitu bitim réew ñooñu jël ko et amoon dig yu bari yu ñu defoon réew mi waaye non seulement gisuñ ci dara waaye nag bon impayé la fi jur ak Sonacos dem sax ba mënatul fay ay soldats mu jigi état moo ko doon dimbale pour muy fay solde yi ba loolu amee nag président Macky Sall bi mu ñëwee et mu jëlaat Sonacos jëndaat ko dugal ko ci gafaka réew mi booba biñ koy jël
je me souviens en 2016 Sonacos mënatul woon fay solde état bi moo ko doon fay usine yëpp dafa taxawoon et boole ci wàllu dëwlin daanaka Sonacos jaayatul dëwlin bu jóge ci gerte donc daanaka taxaw et alhamdulilahi rabbil alamin nag tey jii li ñu mën a wax mooy non seulement Sonacos bare woon na bor ëppoon na 60 milliards bare woon na ay déficit yàlla def na loolu yëpp restructuré nañ Sonacos recapitaliser nañ ko et li ma la mën wax mooy ñetti exercice yu mujj yi yëpp Sonacos dafay am macha allah bénéfice bu njëkk bi amoon na 330 milliards bu mujj bi demoon na ba 1 milliard 400 et bii di ñëw aussi def nañu bërki démb d'ailleurs moo waral sax d'ailleurs suñu daje bi ñu waroon daje démb mën naa jël nañu kii parce que conseil d'administration bi def bërki démb et dafa xawoon yàgg et liñ chiffre provisoire yi ñu présenté et bénéfice bi ëpp na la mu nekkoon daaw kon nag Sonacos mi ngi ci wàllu santé bu baax ci wàllu indicateur de gestion yi ak indicateur financier yi waaye nag taxagul Sonacos wér Sonacos mi ngi feebar ci ñaari fànn bu njëkk bi mooy jumtukaay yi ñuy liggéeyee di ko jëfare dëwlin mooy nga dem ci Lindiane ca Kaolack nga dem ca Ziguinchor nga dem ci Diourbel et ba ca Louga ak fii ci Dakar équipement yi ci ëpp ay 1960 la woon ba nga xam ne liggéey ci am rendement yu baax dafa jafe wala foo toll ci réparation ngay def am na nag dafa soxla yeesal waaw maanaam ci yeesal boobu nag am na plan bu ñu dégager bu intérimaire boo xam ne il faut 20 milliards pour ñu yeesalaat matériel boobu et pour mën a continuer et ci beneen fànn bi nga xam ni kiiwul mooy fexe ba Sonacos mën a di am gerte gu doy parce que gis nañu ak concurrence bi am ak ñi ñuy wax chinois yi pour Sonacos am gerte gi mu soxla xaw na jafe waaye nag yàlla def na ñu ngi jóg am na campagne boo xam ne sax bale demoon nañ ci 28 000 tonnes la ñu amoon bu mujj bi ñu def bi ci topp ñu amoon 67 000 tonnes et bii di ñëw incha allah rabbi dinañu am lu jege 150 000. lan moo waral concurrence bi jafe ci Sonacos face aux Chinois. waaw le problème parce que Sonacos industrie la. xam nga moom bu jëndee gerte ga da koy nal def ko dëwlin. transformé ko waaw jaay ko mais xam nga boo amee machine yoo xam ni seen rendement baaxatul dañu màggat ci réparation nga dëkk. day dellu ci feebar. waaw raax ci dolli aussi njëg bi nga koy jëndee. ndekki njëg boo xam ne xaw na takku. et pour nga jaayee njëg boo xam ne dafay am solo surtout que am na concurrence ñu importé dëwlin palme ak yeneen ak soja bi di ko jaayee ci njëg yoo xam ni yu woyof la pour nga jaay dëwlinu gerte ci réew mi ci yenn njëg yi nga xam ne mooy seen prix économique dafay jafe bon kon nag yooyu moom yàlla dimal nag jamono yu am ak crise bi ak yooyu njëgu dëwlin léegi sax li dëwlin bi jógee ci huile de palme daanaka moo gën sax kawe bu gerte waaw mais alhamdulilah ñi ngi sant donc ñi ngi nag taxaw ci loolu am na d'ailleurs un plan stratégique boo xam ni le nouveau directeur général Modou Diagne Fada mi ngi ci am taxawaay boo xam ni xëy na balaa yàgg plan boobu danañ ko kii et puis au niveau du gouvernement am nañ ci macha allah jàppale bu takku boo xam ni xëy na yaakaar nañ ni balaa yàgg danañ non seulement saafara yooyu ba nga xam ni 200 000 tonnes xëy na dëwlin bi Sénégalais yi di lekk at mu nekk xëy na bu nu yàlla dimbalee balaa yàgg xëy na genn wàll gi dana di jóge ci Sonacos. d'accord et yàlla def na aussi ci bi ñu dekkee ci Covid bi ak jamono yi nga xam ne dëwlin dafa xaw a jafe ci àdduna si. par importation yi Sonacos di def ci bitim réew tax na aussi njëgu dëwlin ci réew mi ñu stabiliser ko aussi njëgu gerte gi. aussi ñu fexe ba bon impayé amatul ak yenn kii voilà donc daal macha allah Sonacos daal xëy na ma nga woon ci coma waaye léegi macha allah tane na bu baax a baax tàmbalee respirer waaw tane na moom kañ tane na léegi kañ li ci des xëy na mooy gën ko dooleel ba nga xam ni dina mën a weesu sax fa mu nekkoon parce que projection yi ñu def sax même ci chiffre d'affaires bi xëy na bu yàlla defee jàmm ci campagne bi ñu jëm et xëy na mën nañu am chiffre d'affaires bu weesu 100 milliards. d'accord ça veut dire que fa mu nekkoon bu njëkk bu ñu daan ko sow xëy na fi mu nekk ñu ngi koy dab
waar dépassé ko. d'accord mais kooku nag ma gërëmee ko. oui santé ko non seulement directeur général bi ak direction générale bi. mais aussi surtout liggéeykat yi nekk Sonacos. macha allah ñooñu buñ leen fàtte lu jig jàkk ñoom ñooy jàkk. ak aussi fàttewuma jàppale bi ñu président Macky Sall ak gouvernement am particulièrement ministère de l'agriculture ministère des finances ak commerce. ak industrie. am ak ci accompagner Sonacos. d'accord xam naa dañuy delluwaat ci loolu ci ay jëmmi jamono. fekk ñu def campagne agricole beeg récolte yeeg lépp kii ñu xool lan ban résultat lay joxe. dañu jógee foofu ñëw ci wàllu géewu politique bi. waaye itam ak li nga xam ne moo ñeel violence yi ñuy seetlu ci biir société bi. gisoon nañ agression yi nga xam ne am na fi. faat bakkan yi nga xam ne itam. am na fi Sénégalais yu bëri jàpp ne politique sécuritaire bi nga xam ne état bu Sénégal mettre na ko en place mel na ni Sénégalais yu bëri gisuñu seen bopp manque de sécurité du ma wax manque de sécurité mais événement yooyu nga xam ne ñooy tegloo di am saa su ne ban jàngat yow nga ci mën a def waaw sécurité moom defe naa ni gisaguma benn réew bu ko assuré def naa ne dégg ngeen bërki démb di am États-Unis waaw xale bu dugg ak fetalam fetal ñëpp donc ñu ngi koy wax tey ji boo demee yeneen réew yi am na yu fa am en tout cas ci pays yi nga wax xam ne ci àddina si dañ leen tuddee ay pays sûrs maanaam dëkk yu wóor Sénégal ci la bokk donc kooku defe naa nañ ko nangu beneen bi nag mooy effectivement am na lu fi door di am depuis ay jamono nga xam ni cause yi defe naa jot naa ko wax sànq Covid beeg ñàkk gi ak yu mel noonu ak yenn jafe-jafe yi mais surtout nag aussi nañu dellu ci famille yi xam nga réew mi dafa am fu mu nekkoon bu njëkk kër goo duggaan kër gu mag la daa fekk maam léeg-léeg sax nga fekk fa maamaat daa fekk baay daa fa fekk soxna daa fa fekk ay bàjjan daa fa fekk ay nijaay ci benn kër gi ba nga xam ni gune gi ñi ko doon yar ñu bare lañu famille bee ko doon yar mais léegi famille bi bu la yàlla dimbalee sax xëy na nga mën jël appartement mais daanaka yaag sa soxna yéen dafa nekk te ay jeunes lañu waaw sa doom bi nga xam ne xëy na amagul sax ñetti at da ngay obligé di ko yóbbu maternelle ak ay crèche ak ay yu kenn xamul donc fa mu yaroo léegi dootul doon biir kër gi mais daanaka ci mbedd mi daanaka lay yaroo bu ma jëlee sax maternelle ak yooyu yëpp ak école bi presque ma dugal ko ci mbedd rax ci dolli aussi école bi na mu meloon bu njëkk melatu ko parce que bu njëkk maître dafa mel ne koo xam ne dañ ko doon adoré joxoon ko cër société bi jox ko cër rax ci dolli aussi nekk nañ société boo xam ne tey jii daanaka lépp xaalis la xaalis moo daanaka buur bi daal léegi mooy xaalis et rax ci dolli aussi ñàkk yar boobu ci biir kër gi dem ba suñu baax yi ñu amoon ngor jom fulla kersa et cetera jàmm salaam diine yooyu yëpp dafa door di wàññeeku ci biir société bi kon nag état ci la waaye nag sénégalais bu nekk communauté bu nekk war nañ la seetaat parce que yar dafa daan dooree ca biir kër ga génn ca koñ ba nekk ca quartier ba nekk ca dëkk ba doog a yéeg ci réew mi waaye da ngay gis léegi koo xam ni dafay juddoo ca dëkku kaw yi et buy léeg-léeg sax du jàng école bu fi génnee et day dem ci dëkk tubaab yi jaarul sax fii mooy immigration bi ak yamuy jur yëpp te ñu nag tubaab yi yàlla xam na ne ñu ñëpp ay doomu aadama lañu waaye nag ci ay baax ak ay xar baax bokkuñ waaw kon nag defe naa jamono moo am loo xam ne daf ko indi ba nga xam ne nag il faut que Sénégal ci boppam mu saytu boppam maanaam société bi ci boppam sociologue yi anthropologue yi socio-anthropologue yi kii spécialiste criminologue yi ak yooyu ñuy wax yëpp borom xam-xam yooyu jéem a daje ñu questionné ko teewul nag état bi am na si aussi une part de responsabilité parce que ba léegi dégg gu ma ni ci ministère de l'intérieur sos nañ fa une brigade anti agression xam nga agression amuloon bu njëkk ci Sénégal
kon nag même police bi léegi ni muy doxee gendarmerie bi war nañu aussi am yeneen taxawaay yu bees par rapport ak et safaan yu bees yi nga xam ne am na waaye toujours bu ñu bàyyee ba mbir amati ba nit ñi door kii rek ñu ne léegi nangam tolérance zéro nangam déedéet tolérance zéro maanaam mbirum sécurité da nga koy gouverner c'est prévoir maanaam da nga koy anticiper maanaam tendance société bi fan la jëm ci wàllu violence ci wàllu criminalité ci wàllu dissolution des mœurs ak yooyu pour ñu fexe am ay attitudes préventives dafa mel na suñu réew yi on est li ëpp ci ñun dañ maanaam daal dañuy bàyyi ba jaan jàll nga topp ca di daw ñu topp ca watat wa di dóor après attitude préventive boobu aussi ñàkk na tey jii ci wàllu état donc en matière de sécurité ak yooyu bien sûr saluer gouvernement bi yokk na commissariat yi yokk na poste de gendarmerie yokk na poste de police mais ba tey ban impact la ak bien sûr mais kooku lu ñu war noter la da ngay dem foo xam ne mosul am commissaire de police kenn mosu fa yaakaar léegi am na commissariat wala am na poste de gendarmerie waaye nag ci modalité xeexin yi ak yooyu war am na loo xam ne aussi war nañ ko seet mais aussi am na nouvelle technologie internet bi am na yu doy waar téléphone yu bees yeeg kenn xamul yooyu donc am na daal yeneen taxawaay yu bees yoo xam ne war nañ ko taxawee parce que réew balaa ngay développer professeur Cheikh Anta Diagne yàlla yokk leeram daan na ko wax mu ni la sécurité précède le développement réew bu amul kaaraange réew bu wóorul et bu ne dafa bëgg am émergence dana xaw jafe kon nag loolu aussi ci priorité réew mi muy sécurité war nañ ko ci boole d'accord alors sécurité boobu ak violence bi ngay wax violence bi particulièrement yemul rek ci biir askan bi géew politique bi également gis nañu ko fa tar na itam nag xam naa te ñu bëri bàyyi ñu ci xel mais boo xoolee ci jamono préélectoral bi ak législative yi nga xam ne ca la ñu jëm gis nañu ay discours politiques yoo xam ne discours yu musclé la discours de menace la discours d'appel à la violence d'appel à l'insurrection pour bañ a tudd Ousmane Sonko discours am boobu bëri na ci waa nguur gi rawatina coalition Benno Bokk Yaakaar lim ci commenté lim ciy mettre en garde opposition bi lim ciy ŋàññ opposition bi violence boobu entre opposition ak pouvoir boobu itam problème la ci réew moo xam ne nee na dafa bëgg dem vers l'émergence est-ce que yu sew yooyu nga xam ne si la ñuy nekk saa su ne dina yombal émergence boobu waaw foofu nag moom damay jël casquette président club Sénégal émergent bi ca jamono yee ci gannaaw génne woon nañu benn déclaration doon ci wax ni Sénégal bu njëkk dafa nekkoon démocratie de dialogue Sénégal der foo ko déggaan pays de dialogue lañ lay wax dialogue boobu du woon rek suñu digganteeg bitim réew mais aussi suñu biir la woon ci langue politique bi et ba Senghor ndeysaan yéen a ko yàlla yërëm doon wax ni Sénégal pays de dialogue ñu xamee ñu noonu conseil des ministres sax opposition da daan bokk voilà léegi nag ñun club Sénégal ñu def titre nii Sénégal dafa mel na luy jóge ci démocratie de apaisée di dem vers li ñuy wax démocratie de confrontation maanaam démocratie boo xam ne fu ñu toll rek mbiccoog mbaaloo ci le daggasante ak yooyu ci lañ jëm loolu nag li ko jur mooy classe politique bi ay la yoon wax dëgg rek te yàlla tax amee niveau am dafa wàcc lool parce que homme politique yi ñu amoon bu njëkk seen dimension sur le plan intellectuel sur le plan politique ci wàllu éthique ci wàllu moral ci wàllu taxawaay ak ci wàllu Pastef ak ci wàllu sax boo leen gisee cër bi nga leen daan jox charisme bi waaw charisme bi amatul boobu mooy bu njëkk bi homme politique yi d'abord ñaareel ba mooy parti politique yi tey ji presque parti amatul par rapport ak ni nga doon déggee parti daf daan nekk loo xam ne day am programme day am projet day am idéologie day am ay structure day am ay instance parce que bu njëkk mënuloo dem élection te teniroo au moins un congrès ou une conférence nationale d'investiture mais léegi loo gis coalition yi bu mu ci mënti doon
ma Samba ak ma Demba ñooy daje dàq ñi ci des daje ci secret defar seen liste buñ koy déposer sax kenn du ko yëg alors que bu njëkk balaa ngay dem élection ca congrès d'investiture bi daañu xam fu nekk kañ fa investir boole ci parti yi seen bopp dañu néew doole léegi ba nga xam ni ku ci deful coalition doo dem te coalition yi et espèce rek damante tànk la sujante la donc gis nga facteurs yooyu yëpp boo boolee ni homme politique yi gën di ñàkk maanaam ci bépp fànn nga boole ci parti politique yi léegi dootul ay parti ay machine électorale la maanaam nu may fexee ba dajale ñi may dajale pour ñu mën a gañe nguur du programme du nangam bu njëkk balaa ngay adhéré ci parti dan lay jox programme parti bi. objectif bi daal pouvoir rek la. voilà maanaam daal naa dem ci nguur gi et nu ma ci mën demee boole ci nag nu ma ci mën demee bu ma mënee wax lu dul dëgg su ma mënee def safaan fu ma toll fu ma mënee ak réseaux sociaux yi xam nga léegi dafa yomb. ma def ko. waaye nag wax ji buñ ko bëggee tënk. mooy réew mu mel ne Sénégal ku nekk du ko jiite. wax ji mooy loolu de. gis nga coow li bare na trop yëngatu bi bare na trop gis nga li fi amoon fan yi ba ñëpp tiit ci mais gis nga yàlla réew mi dafa am lu fi nekk. loo xam ni ku bëgg yëngal réew mi wala nga bëgg ka tasaare boo deful ndànk yow daa tasaaroo. réew mi dafa am baatin. du nag dama koy wax di ko damoo waaye nag am na lu fi nekk loo xam ni yenn yéene yi ak yenn melokaan yi bu ko nit melee gëw ma ni dana jot ci réew mi. da nga jàpp ni ñenn ñu nekk ci opposition bi waruñu mën a am capacité jiite réew mi. non ci seen taxawaay sax seen taxawaay d'ailleurs ñu bare ñoo xam ni ñenn ñi àndoon nañ ak ñoom wala xëy na merle woon nañ leen wala toppoon nañ leen. waaye defe naa ni léegi mi ngi am na soppeeku parce que li wolof di wax yàgg bawul dara. mais nag yamul rek ci opposition bi ba ci nguur gi da nga ko ci fekk. donc bët wéerewul fenn. kon nag li ci am mooy ñu góorgóorlu te xam ni ñun Sénégal li tax bitim réew naw ñu du or du pétrole du gaz du leneen mais li tax ñun naw ñu mooy démocratie te ci démocratie bi nag ñu baree ko seq waaye defe naan tey jii ci démocratie bi askan wi moo raw organisation politique yi ak leader politique dañu nekk ci gannaaw lool par rapport ak peuple sénégalais par rapport ak suñu histoire ci wàllu politique par rapport aussi ak suñu administration ak suñu ay institution parce que institutions yi dëgër nañu gis ngeen conseil constitutionnel et décision yi mu jël mu lay wan ni réew mi am na ay homme de valeur te homme de valeur yëpp aussi nekkuñ ci parti politique rek di yooxu ak di reeteet kon nag na ñi nekk ci langue politique bi respecter sénégalais yi te xam ni duñu ñu gën ci sénégalais yi duñu ñu raw ci sénégalais yi duñu ñu dàq jàng ci sénégalais yi duñu ñu gën maandu ci sénégalais yi duñu ñu gën ragal yàlla ci sénégalais yi ñu xam ne ñi leen di jiital ak di leen woteel et gënuñu leen. d'accord seen ay nawle lañu. et ñu respecter réew mi def naan daal ci wàllu politique moom. loolu laa ciy wax. et aussi te xam ni daal lu ñu mënti def ak aussi bépp pexe bu ñu def réew mi moom am na foo xam ne fa la nekk te bu waree joxe baatam daf koy joxe ci lu leer. d'accord voilà donc manipulation yi ñuy def yëpp. et nit ñi léeg-léeg dañ leen toog ci gannaaw di leen reetaan rek waaye bu waxtu wa jotee ñu xam ni et ñi ñu yaakaar ni ñoo leen di jiite xëy na ñoo leen gën a avancé. d'accord ñu jaajëfal la kon bu baax. monsieur Youssouf Diallo. rafetlu woon waxtaan bi. ñu bàyyi la rek nga tàggoo ak ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan. waaw maa ngi lay gërëm Jeylaani di gërëm kilifa groupe Sénégal 7. di rafetlu seen taxawaay. di leen ñaan incha allah ngeen xam ni presse daanaka daal paaka ñaari boor la. waaw dana dagg waaye aussi mën na rey te gis naa macha allah ni ngeen taxawee macha allah fi ngeen ko teg daal seen tànk foofu la. et puis na gën a dëgër pluralité war na am ci réew. waaye ak diversité waaye nag il faut qualité mu lal ko te nag réew mi de plus en plus dafa mel na quantité mooy bëgg mëdd
dégg nga mëdd luy mëdd. mëdd. wala boobu dégguma ko. dégg nga naq. naq maanaam kooku mool yee kay wax maanaam boo jëlee benn xale muy ngeen féye noo nga nekk noo xaaral kaay ma naq la maanaam da nga koy jël dugal ko ci biir ndox bi. noyé ko waaw noyé. ok voilà. naqal waaw naq ko. voilà donc maanaam daal bu. day mel ni quantité bay naqal. waaw maanaam daal quantité. et puis sax du doon quantité bu am qualité. mooy bëgg quantité daal moo fi bëgg naq qualité mooy bëgg mëdd qualité. te quantité rek bu amul qualité et dafay nekk rek espèce su mbuum waaw te réew mi nag war nañu moytu mu nekk mbuum kese. voilà pour bañ a wax joo xam ne xëy na gën joxadiku daal. d'accord voilà maa ngi leen di gërëm di leen sant kontaan naa trop ñëw fii. et aussi di la féliciter parce que macha allah taxawaay bi rafet na. jërëjëf monsieur Youssou Diallo di PCA bu Sonacos nekk itam président club Sénégal émergent ñu ko doon dalal fii ci Sénégal 7 ci waxtaan bi nga xam ne jot nañu parcourir point d'actualité yu bëri rawatina Sonacos bi nga xam ne mooy président conseil d'administration bi waaye itam lu jëm ci wàllu yokkute réew mi waxtaanee nañu wàllu koom-koom mooy président club Sénégal émergent bi nga xam ne dafay liggéey di xalaat di màcc ci lépp loo xam ne dina jëmale réew mi kanam jaarale ko ci politique yi nga xam ne moom la nguur gi daal di taxawal ñu jaajëfal leen dig leen daje beneen yoon ci Sénégal 7 ñaan leen ngeen wéy di ànd ak ñun jërë ngeen jëf